dañu dajee tey taxaw di waajal manifester bi nga xam ne doxu ñaxtu bi nga xam ne moom la ñu jëlmal te muy ajjuma jii di ñëw ginnaaw buñ jullee ajjuma ba pare ñu tàmbalee ko fële suba ci place de l'Obélisque dox ndànk ci jàmm ba buntu RTS dox ba buntu RTS nag mi ngi am ginnaaw jamono ji nga xam ne waa ñoo lànk wër nañ képp koo xam ne sénégalais jox nañ la bopp muy ci politique bi dem nañu seeti parti muy ci social bi dem nañu seeti syndicat yi muy ci économie bi dem nañu seeti ña nga xam ne ñoom ñoo yore économie ñu mel ni defarkatu mburu yi dem nañ seeti ñëpp pour que ñëpp yëgandoor ko xëy na nag buñ ci yigéen nañ dem seeti sëriñ si danañ seeti képp koo xam ne sénégalais jox na la bopp ak waa jàngu bi pour que ñëpp xam ne xeex bi xeexu citoyen la xeex bi xeexu njëriñu askan wi la ndax nguur gi dafa rek ne fokk mu addu leen kalpe nguur gi def ne fokk rek mu jël ci seen poos pour mën a continuer di dundam boobu nga xam ne seeraayu dundam bi nga xam ne moo ñu indil lii yëpp xeex bi nag ci ñaari tànk la ñuy doxe tànk bi ci njëkk mooy suñu xarit yi ñu jàpp tëj leen ci kaso gi Amadou delsi na sànq ci benn kayit bu am solo Cour suprême moo ko wax à chaque fois préfet ne marche bi autorisé wu ma ko ndax trouble à l'ordre public la wala autorisé wu ma ko ndax dama amut mënuma ko sécurité daf indil sécurité booba préfet wax na loo xam ne àndut ak yoon ndax moom ki ko yilif muy Cour suprême nee na ñoom amuñu droit aaye manifester lu dul ñoom dañoo wane ne amuñu ay policiers yu ñu mën a sécuriser marche boobu kayit gaa ngi nii leer naññ loolu wane na ne jàpp bi ñu jàpp Guy Marius Sagna Fallou Galass Seck ak Ousmane Sarr tooñ la ak jaay doole moo leen bàyyi ci kaso gi waaye du ci yoon lañ ko teg beneen bi nga xam ne fësal nañ ko tey ci wàllu courant bi ndax boobu ba léegi dégg nañ ci nguur gi mu ñu jéem a xaajale sénégalais yi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw gi ak sénégalais yi dëkk ci taax yi naan déedéet ñi ñu yokk ak sénégalais yi nga xam ne am nañ as tuut ak sénégalais yu amul as tuut ku xam Sénégal xam ne dëkk solidarité la maanaam dimbalante la waaye nag dimbalante day fekk mu commencé ca bopp ba ñoom ña ca kaw yor réew mi ñu jox leen ay oto yu seer jox leen ay xaalis jox leen lu ne pour ñu jiite réew mi ñoom bu fekkee nangu nañu dimbalante ak ñun wàññi seen dundin gi rek askan bi ne boobaa dina leen mën a dégg waaye defuñu ko lu tax parce que beneen kayit goo xam ne waa Sénégal ñoo ko bind plan bi ñuy woowee yeesal Amadou dem doxantu ci xool lan fa wax kayit gi wane ne ndëkkate yoo Sénélec ñoom sax jamono jiñ naan dañuy yokk dañu waroon a wàññi ñoom dañ ko waxoon ca 2017 ne 2016 ne bu ñu nee ba 2020 danañu wàññi courant bi ndax bu leen fàttalikoo Macky dafi ñëwoon fekkoon fi plan tàkkal ne wooyu tàkkal bi baaxut mu indi yeesalam googu dafa waroon a wàññi courant bi ñoom ñoo ko bind ñoo ko wax ñoo ko biral ci ay chiffres yu leer nag waaye defuñu ko tey ñu bëgguñu dañuy yokk kon yokk googu am na leneen lu ci rax te sénégalais yi waruñu ko nangu beneen bi ci des ci seen kayit gi ba tey kayit gi nee na Sénégal nga ko bind de nee na adduna bi yëpp maa fi gën a seer courant Sénégal mooy bu xonq bi yeneen yi ñoo nekk nii yeneen dëkk yi Sénégal mooy bu xonq bi ñoom seen bopp nee nañ ñoom li ñuy defaree courant moo gën a seer ci adduna bi ndax seen courant dafa seer waaye bu dee sa courant moo gën a seer ci adduna bi ci askan bu mel ni bu Sénégal nga xam ne gis ngeen mbay mi nu mu demee gis ngeen njàng meeg njàngale mi nu mu sooxee gis ngeen am fi liggéey nu mu jafee ba xale yi di jël géej gi nga ne leen léegi da nga leen bëgg a yokkalaat courant boobu waaye li ñàkk yërmande la waaye buñ ko nangoo waaye seen kayit gi ba tey nee nañu ñoom seen bopp nee nañu ndekete yoo courant bi sax li muy seer ndekete perte yi ñuy perte la ndax xëy na seen installation yu màgget waaye xëy na aussi ak lenn ci càcc gi nee nañ càcc gi ak perte yi ñuy perte ci yoon bi ñuy bu ñuy tukkiloo courant bi
moom moo waral ndëkkate yoo courant bi seer donc ñoom kañ bu ñuy wàññi bu ñu bëggee wàññi xam nañ fi ñu jëm bu ñu bëggee yokk it xam nañ fi ñu jëm lu tax ñu bëgg a seet ci poste Sénégalais yi te seetuñ ñoom ci seen doxalin lu mun a wàññi courant bi am nañ fu ñu mun a xool ci doxalinu Senelec xooluñu ko parce que boo xoolee seen même rapport bi nee na leen at yi ci ginnaaw Senelec bu fekkoon ne ay 30 milliards la doon fay tey jii dem na ba ay 130 milliards ci lu ëpp ay milliards yu bëree bëri mi ngi ni ñu ngi ni ñoom ñoo ko bind wax ko ne bu ñu doon fay junni suñu agence yi pour ñu liggéey tey ñu ngi leen di fay million ci mandarga ci misaal ñoom ñoo ko wax donc loolu kayit yi yëpp nag dafay wane ne xeex bi nga xam ne noo lànk mi ngi koy xeexu ko rek ngir dafa bëgg nekk ci opposition xeex bi noo lànk di xeexu ko ngir rek dañu bëgg a def rek bëgg a yee fitna wala bëgg a yëngatu déedéet yërmande bi ñu am ci askan wi la ñu bëgg nguur gi am ko ci askan wi nguur gi nga xam ne dundam ñu ngi nekk ci oto yuy milliards am ay institutions yoo xam ne yu dul jeex li ñuy dundee ñoom nanguwuñ ko wàññi ba pare bugg Sénégalais yi di leen ko financer rek di leen ko financer parce que yokk bi li mu làq ci biir mooy ne dañu soxla xaalis kese bugg askan wi financer leen moo waral nag comme niñ koy waxee saa su ne kalpe lu mu jaral addu kalpe bu ko jaralee borom kalpe du dem Daouda Gueye mais moo koy nettali toujours kalpe lu mu jaral addu kalpe bu ko jaralee borom kalpe du dem suñu doxu ñaxtu ajjuma bii nga xam ne dina am fële ca Kaolack am ci Kaffrine am ci Mbour am ci Kolda am ci fii ci Ndakaaru am ca Diourbel am ca Thiès doxu ñaxtu boobu doxu jàmm la pour que Sénégalais yëpp génn ci jàmm préfet bi dina ko autoriser ndax amul benn loo xam ne fan na fu mu ko war a teg pour aaye ko nit ñëpp génn ci jàmm génn rek wane ne d'accorduñ ci courant bu seer bi parce que Sénégalais yi bu ñu génnee ànd ak ñun ñu jëm ci jàmm comme ni ñu ko daan defee taxaw génn wax ak Macky Sall am nañ njortu ne dina delloo si xelam xam ne courant bi mu nar a yokk askan bi duñ ko nangu am na lu Amadou fàttali léegi ndax dañu yokk taxe douanière yi conteneurs yi dugg seer Sénégalais yi ne noppi ne ak loolu yëfu commerçant yi la rek seetluwuñ sax ne li nga doon jëndee ñaar mi ngi jar ñett ndax dañu yokk taxe douanière yi ñu yokk mu def ndànk yoot ba yokkaat courant ba yokkaat kii bi essence bi ak gasoil bi Sénégalais loolu daal yëfu chauffeuru taxi yi la ak yëfooru borom oto yi seetluwuñu ne buñ yokkee gasoil bi ñoom tamit lañ doon paas dana yokk mi ngi yokk courant bi waaye nañ xam ne courant bi suñ ko yokkee ñu bàyyi ko mburu mi dina yokk ndox mi dina yokk suukar si dina yokk atta déglu rajo sax dina yokk ndax courant bi nga koy dégloo dina yokk lépp dina yokk te su boobaa nag bu kenn taxaw naan yëguma ko woon xeex bi xeexu artu la xeexu ñoŋal intérêt réew mi la xeexu fexe ba sénégalais yi jug wane ne mun nañu am lu ñu bëgg ci jàmm ak dal ci loolu la nekk di ko dox wasalaam. je pense que association bu gën a des consommateurs bi gën a mag si jamono ji mooy Noo Lank parce que ay consommateurs la yu dajaloo ne courant bi seer na te attanuñu ko donc lii nga xam ne tey moo ñu dajale mooy woote waat fàttali sénégalais yi marche bi nga xam ne dina am suba ci place de l'Obélisque ci ajjuma ji bi ñu jullee ba pare mu tàmbalee Obélisque dem ba RTS beneen bi mooy que marche boobu li ko waral mooy fexe ba courant bi wàññeeku courant bi nag wàññeekoom am nañ ci ay ñun dañu ne yokk gi dafa injustifié tey jii génne nañ ay kayit yoo xam ne mi ngi wàññe ne Senelec nee na courant bi daf ko sax waroon a wàññi ci 2020 bi waaye warutoon sax di ko yokk waaye daf di nguur gi dafa amatul xaalis amatul ay koppar ndax koppar yi xëy na dugal nañ ko ci campagne ndax xëy na koppar yi dugal nañ ko ci naneen seen train de vie jëndee nañ ko ay oto yu rafet koppar gi dugal nañ ko feneen bugg nag sénégalais yi fayal leen à leur place te loolu mënul nekk kayit yi ñu fi génnee tey wàññi ni na Senelec li ci ëpp ci am na jamono joo xam ne sax dafa amoon xaalis su bëree bëri waaye au lieu que mu jël ko delloo ko askan bi dañ ko jël def ko ci seen fonctionnement yooyu yëpp nag moo waral tey ñu woo sénégalais yi suñu dajaloo nekk benn bopp ci marche yi nga xam ne dina am fii ci Dakar waaye dina am Thiès dina am Kaffrine dina am Kolda dina am
fële ca Mbour aussi ak Diourbel pour que rek wax ne courant bi mun na wàññi li ci nekk mooy li nga xam ne dañ bu ko jaxase sénégalais yi nan sénégalais yi li ñii la yokk gi concerné wul ñële maanaam ñi nga xam ne bëgg a jaxase sénégalais yi am ak yi amut bëgg a jaxase sénégalais yi nga xam ne dañu dëkk ci ñi dëkk ci taax yi ak ñi dëkk ci kaw gi loolu dara taxawu ci ndax benn Macky Sall bi mu yokkee frais douaniers yi yokk na déjà li ëpp ci suñu mën-mën ci suñuy poste mu yokk essence bi bëgg a yokk courant bi loolu dafay laal sénégalais yëpp te yokk courant bi suñu ko bàyyee ci ay fan ak ay semaine di nga gis ne dund gi yëpp a yokk te salaire yokkut donc loolu sénégalais yi attanuñu ko moo waral ko def ci non-langue di ci woo encore beneen yoon sénégalais yëpp ñu ñëw ci jàmm ak dal ndax lépp loo xam ne yoon laajoon nañu ko def nañu ko déposé nañu autorisation bi préfet bi woolu nañu fële ca police pour ñu waxtaan dem nañ ca police wax ko la ñu nekkee wax nañ ko lan lañ jublu ci suñu marché bi gis nañ ne lépp ci jàmm la donc suba incha allah na sénégalais yi ñëw fële ca obélisque nañu ñu ko daan defee ci dal ñu wane suñu détermination pour encore une fois de plus damay wax toujours fa lay jeexale kalpe moom lu mu jaral addu kalpe bu ko jaralee borom kalpe du dem dama jàpp ne diversion la dama jàpp ne loolu dañu ko ki koy wax xëy na dafa bëgg rek jiixi jaaxalu xelu askan bi parce que lu mel noonu on est en république la république ci république la ñu nekk te république bu ñu nekk c'est une république laïque mais vraiment du objet wu rencontre bi tey xëy na ci beneen kii dinañ ci mën a sori def ci ay analyse waaye dama jàpp ne diversion la si jamono ji nga xam ne sénégalais ñi ngi déterminé wu pour wàññi courant bi ñu bëgg ñu indi ci ay droit de manifester ou pas